Joko FM rajo communautaire bu Tëngéej ñu gërëm leen jaajëfal seen ànd ak programme rajo Joko FM di gërëm bu baax a baax Assane Diour mi nga xam ni depuis ce matin moo ngi ànd ak yéen fare si technique bi 8h34 minutes tey ji comme ni ñu koy defee saay su 8h30 jotee tey dañuy waxtaanee li nga xam ni moo jëm si wàllu foncier démb ñu ngi doon waxtaanee droit tey ñu waxtaanee wàllu suuf nga xamante ni fan yi bëri na ay coow lool si département bu Tëngéej prétexte bi nga xam ne moom la ñu jël mooy assemblée générale bi nga xam ni ñenn si askanuk kunun ngalam amal nañ ko dimanche bi ñu weesu doon ñaawlu li nga xamante ni jàpp nañu ni jaay doole la jëm si seen dëkkuwaay yooyu nga xamante ni njabootuk ndem si yàlla Déthié Thioune si turu ki nga xam ne mooy Daouda Thioune nee nañ ñoom ñoo moom foofu ñu fas yéene indi ñaari parti yëpp ñu daal di sàkk ak ñoom laaj ak tontu moom la Daouda Thioune biñ ko woowee pour mu ñëw si émission bi daf ñu yebal ki nga xam ni mooy avocat am jël nañ ko si téléphone incha allah di ngeen ko déglu léegi incha allah si rajo bi beneen parti bi soxal askanu kunun ngalam ki leen fi teewal di Ousseynou Diallo dëkk foofu sa kunun ngalam Ousseynou ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Doudou. voilà ñu bàyyi la nga nuyu ak waa Tëngéej. voilà di nuyu mbokki Tëngéej yëpp mbokki rawatina nag mbokki rajo Joko FM. di nuyu sama mbokk nekk kunun ngalam kunun kër Daouda Sarr kër Ndiaye Lo. 4C yëpp naa nag département bi. am na solo jafe-jafe bi nga xam ni moo leen boole ak njabootuk ndem si yàlla Déthié Thioune moo tax ñu dalal la si émission bi nga xam ni mooy yor fii si Joko FM ñu bëggoon nga defal ñu benn résumé si situation boobu nga xam ni moo am foofu. waaw jërëjëf Doudou loolu dinaa ci sawar a tontu parce que coowal suuf si ñëpp xam nañ ne loolu moom du nekkul loo xam ne gulet la ci département bi. alors lii am ba kii mooy que 2004. njabootu Djibril Déthié Thioune. kenn ci njaboot gi ci héritier yi. moo ñëw ne foofu moo ko moom. boobu jamono 2004 autorités yi fi nekkoon yëpp ñu ngi may déglu mun naa leen lim. bi mu ñëwee neen ñu fii man dama am projet. alors dama bëgg suuf si ku nekk ngeen jox ma seeni tool bu ma defee projet ba bu pare ku nekk ma xool lu ma la ciy mën a jox ñun ma ne ko déet loolu xel xalaatu ko boo amee projet kay danga ñu koy tegal bu dee mën nañ cee bokk ñu bokk mu ne bon tant pis bu ngeen bëggul et puis de toute façon suuf si sama suufu maam la mu dem defarlu délibération communauté rurale bu Sangalkam délibération bu 60 hectares en 2005 boobu bi muy defar délibération fekk na ñun ñi fi nekk man mi nga xam ne bokk naa ci ñi fa mujj a nekk man sama délibération maa ngi ko régulariser 2001 donc defe naa te chef de village délibération bi mu am moom ak sama bos fukki at régularisation laa wax parce que borom dëkk bi ki ñuy sànc dëkk bi defe naa seeni tool ñoo mag suñu juddu sax waxuma la 91 wala 81 alors bi coow li jibee ñu dem communauté rurale mënu ci atte fi mu nekk ba fu mu mujjee mooy ma tudd ko mooy ki njëkkoon ñëw mooy Abdou Salam Gueye dëkk fi Tëngéej bu dee mu ngi may déglu xam ne li ma wax dëgg la biñ ko ne lii nag mu ne non dañuy defar tali ma ne ko da ngeen di defar tali tali des utilité publique la waaye bu ngeen di defar tali war ngeen gën ci jégal ñu jël suñuy disposition parce que yéen a ngi nii pour détruire suñuy clôture te ay tool la te donc dafay yàqu après ñu woo communauté rurale bi président conseil domanial mu ñëw mu naan moom yëgu ko finalement ñu esté leen devant le tribunal pour destruction de biens jugement bi mu ngi am fii tribunal Rufisque en première instance moom ñu ngi ko condamné à 1 mois de sursis. moom Abdou Salam Gueye conseiller bu président Macky Sall. voilà à l'époque il était conseiller du premier ministre. ñu condamné ko pour mu war a fay dommages et intérêts yi mooy de biens yi mu détruire. ñun ñi ko porté woon plainte. ñun ñoo xeeb jugement bi. ñu def appel. et le tribunal en appel le premier jugement en première instance ñu confirmer ko. donc loolu leer na héritier Djibril famille Djibril Déthié Thioune la
parce que modus operandi bi mooy lii dañoo am benn certificat administratif de date l'époque coloniale pour wane ne dañoo am 268 hectares yoo xam ne seen famille moo ko moom te loolu yëpp dëkk dara nekku ci dëgg parce que seen waajur bi nga xam ne ñoom nee nañu ay héritiers am lañu mu ngi nii ñaari sommation interpellative la loolu bi muy dund la moom ak receveur bu domaine bu Tëngéej interpellation yaa ngi nii et ñaari interpellation devant huissier il a été conclu que mu ngi def faux ak usage de faux parce que certificat administratif bi muy mbubboo sax moomu ko loolu ci la ñu sukkandikoo ba defar seen i kayit ba ne état bi war na leen rembourser ay kayit loolu seen diggante ak état la donc bi ñu ñëwee bëgg a jël suñu suuf on s'y est opposé effectivement et le tribunal nous a donné raison doyu leen ñu changer épaule beneen membre de la famille mooy en l'occurrence Daouda Thioune ñëwaat à la charge avec ses bulldozers ñu porté ko plainte malheureusement le dossier n'a pas été instruit il a été bloqué il faut le dire lu tax loolu parce que dañu am ñu leen ngemb ci ginnaaw ñu daw di daw ba finalement benn moment ñoom seen bopp ñoo ñu porté plainte porté ñu plainte pour occupation illégale de terrain pouvant appartenir à autrui sur décision administrative waxuñu la appartenant à autrui de qui pouvait appartenir à autrui selon une décision administrative am na si loo xam ne mun na nekk moomeelu keneen loo xam ne nekkul moomeelu keneen waaye mun na ko nekk affaire bi dafa gaawaay boo xam ne jéggi na dayo jour bi ñu convoqué brigade du Sangalkam pour entendre ñu jour boobu lañ ñu la ñu def garde à vue avant 16 heures on nous a présenté au procureur def ñu ci procureur décerné ñu mandat de dépôt ñu jugé ñu en flagrant délit jugement maa ngi ni mais comme ñun gëm nañu ne li ñu nekk ci dëgg la ñu nekk te bu ñu demee ba ci tribunal procureur il est le maître des poursuites mais il n'est pas le juge et devant le tribunal on a prouvé que ñun occupé wuñu illégalement fi ñu nekk nee naa la man sama délibération mu ngi daté de 2001 ñoom seen délibération bu gën a yàgg mu ngi daté de 2005 bu dëkk chef de village mu ngi daté de 91 ak ñeneen ñi fa nekk ñëpp am nañ délibération. dogguma la foofu waaye bëggoon naa xam yëf yi ñaata famille à peu près le concerné. foofu ku noonu. bu njëkk ba quelques familles la woon. mais xam nga famille dama lay jox benn famille chef de village rek. njabootam bi mu fa bàyyi. ñooñu rek suuf soosu ñu fa bàyyi ku ci nekk bu ci waroon am 150 mètres carrés genn wàll gi du ñu am. terrain la boo xam ne ay 3 hectares lay def. terrain boobu nag dañ ko dëkke maanaam ci misaal li ma lay wax boo jëloon damier. ñëpp xam nañu damier am na case yu ñuul ak case yu weex. boo jàppee ne case yu ñuul yëpp dañ ko dëkke case yu weex yi boo ko xaajee ñaari xaaj yi dëkkee nañ ko. donc li fa des defe naa ci koo xam ne nee na état bi daf la yoral 20 hectares. doo ñëw ci porox ndoll yooyu di damier boobu d'abord boo jëlee assiette bi yëpp 3 hectares la. 3 hectares bi mu ñoom li ñuy laaj boo ko xaajee juróom-benn mooy li fa nekk. te loolu boo ko xaajee téeméer peut-être 10% moo fa des yoo xam ne dëkke wuñ ko. te lu tax dëkke wuñ ko parce que seeni borom ñu ngi lijjanti lu ñu fa def. ñii tabax nañ ba dëkk ñii tabax nañ ba raser ñu ngi kuule. ñii ñu ngi fondation. ñii ñu ngi lijjanti lu ñu fay liggéey. kon tey jii léegi nag ku soxla 20 hectares. ngay ñëw di xëccoo ak nit ay 150 mètres carrés fii 150 mètres carrés fële. loolu dama ne teguñu ko fenn. te niñ leen ko joxee ñun dañ koy dénoncer parce que jaarul yoon. parce que defe naa ay nit bu ñu occupé terrain. jël benn ba terrain bi domaine national la. domaine national boo ci nekkee mettre ko en valeur balaa ñu la faa jëlee sax dina leen évaluer say impenses yi nga fa am ak et cetera. te état dong moo ko mun a jëlee. rawatina nag ñi fa nekkoon nekk ci communauté rurale bu Sangalkam ku ci nekk ñu régulariser la ci ñi mën a régulariser ñëpp régulariser ñu nag. parce que loolu ci réew mi la nekk defe naa tey jii sax am na ñoo xam ne jur nañu seeni doom wutaluñ leen kayitu judd. ku wutalul sa doom kayitu judd nag boo wutalul sa tool kayitu loolu mën nañ ko comprendre. mais état bi daf fi nekkal fi ñëpp ñun li ñuy naan
comme léegi ci njalbeen ba domaine national la woon. mooy maanaam téye ni 2008 état bi titré assiette bi yëpp ba ëmbaale dëkk bi te Kounoune Ngalam ñëpp xam nañ ne dëkku cosaan la. moo meññ pencu la bu yëpp fii ba Ngor ba Wakaam ba Yoff foofu defe naa Kounoune Ngalam mooy premier village du Cap-Vert. dëkk nag dafay am dëkkuwaay am lu ñuy naan dépendance te dépendance dëkk lan la woon ay tool. tool yi dem nañ ba mënatuñu ko béy parce que nit ñi amatuñu ndox dëkkaay bi xat na te ñëpp xam nañ ne kër mooy dàq tool. tool mooy dàq àll. njaay mi ni ko nit ñi daggee ni ko ñi joxe jaarul yoon jaar na yoon loolu beneen dimension la mais li wër te wër comme de état bi titre na ko léegi nekk na moomeelu état. te ñun ñëpp état moo ñu njaboote. defe na li ñu war a def ñun li ñuy ñaan mooy que ñi fa dëkk ñu fexe ba régulariser leen. nekkatul communauté rurale léegi commune la. nekkatul domaine national léegi titre foncier la. titre foncier bi état boo ko moom. mooy 10 303. R. mooy fi ñu érigé ZAC bu Kounoune bu enseignant bi du ZAC Kounoune sax ZAC Mbao la phase 3 bis. loolu yëpp bi ñu koy teg boobu ñun ñu ngi fii. dañ ko dénoncé woon à l'époque mais comme état bu buggee def dara wooñu ci ay concertation donte concertation yi dafa xawoon demee boor bi loolu amee ñu immatriculé terrain bi mu ngi ni c'est le 10 303 léegi nag famille Déthié Thioune 10 303 bi boobu la ñuy mbuboo ñu naan seen titre la le 12 janvier mu ngi ni état des droits réels ci titre 10 303 terrain d'une superficie de 97 hectares 64 ar 45 centiares situé à Rufisque entre parenthèses ZAC de Kounoune propriétaire mu ngi ni état du Sénégal donc kii du titre privé titre état la léegi nag fu ñu dem ñu naan la titre 10 303 de famille Déthié Thioune moo ko moom moomuñ ci dara léegi nag xoolal charge luñ ci bind néant mooy lan mooy que amul benn millimètre carré waxuma la mètre carré benn millimètre carré buñ ci cédé de manière formelle bu bi ñuy wax ni donc ku ñu amul ku amul titre de propriété ku ko amagul naka lay ñëwee di yëkkati ay nit xanaa balaa nga yëkkati ay nit nga am sa titre de propriété kayit boo xam ne moo lay jox jouissance sur ce terrain am na solo te histoire bi bi mu amee ñun ñetti décision de justice am nañ ko ñoom ñëw nañu ne jóg leen fii ñun ñoo ko suñu moomeel la dem nañ tribunal woon ne la ñun suñu ni ñu fi toogee c'est pas illégal c'est légal kooku moom mun lañ ne occupation illégale dàq nañ ko terrain appartenant à autrui prouver mënuñu prouver que terrain bi ñoo ko moom lan la ñu am benn lu ñuy naan benn CCOD CCOD mooy commission de contrôle des opérations domaniales maanaam lépp lu ñuy def ci suuf si commission boobu moo koy saytu jox ci avis am te avis boobu tënkul kenn newul kenn li mooy sa moomeel joxul kenn droit de jouissance ci terrain boobu et CCOD boobu déglul baaxul ma lay wax ñun fii département Tëngéej lañ nekk CCOD bi département de Tëngéej la c'est-à-dire que Mbao Gare département de Pikine la foofu lañu leen ane woon danañ leen fayee suuf ñu dem mënuñ fa amee suuf ñu ñëw transférer def translation bu doon ci mathématique sax mun nañ ko comprendre jël seen map rek indi ñëw mappé teg ko ci Kounoune ci kaw kër yi ci kaw ñëpp ci kaw dëkk bi ci kaw kër yi ci kaw armères yi lépp lañ ko mappé ñu naan 20 hectares fan nga mën a amee fii ci département de Rufisque Kounoune wala fu mu mënti leen 20 hectares libre d'occupation te loolu laa lii fu jaar loolu amul fenn. am na solo Ousseynou ñuy fàttali auditeurs yi soog a taal seen poste rajo tey jii ñoo ngi waxtaanee li nga xam ne mooy wàllu foncier li nga xam ne moo sabab loolu nag muy daje bu mag bi nga xam ni foofu sa Kounoune Ngalam amal nañ ko dimanche bi ñu weesu muy loo xamante ni dox na si seen diggante ñoom ñenn ñi dëkkee sa Kounoune Ngalam ak njabootu dem si yàlla Déthié Thioune si biir loolu Daouda Thioune mi nga xamante ni mooy promoteur bi avocat am àdduna si li nga xamante ni mooy émission bi ak coow li nga xam ni am na si diggante njabootu dem si yàlla Déthié Thioune ak askan wu Kounoune Ngalam Assane bu fekkee yëf yi noppi na ñu déglu waxtaan wi nga xam ni sekk nañ ko ak moom moomu lee di maître Ibrahima Niang di avocat bu Daouda Thioune. Une émission qui vous réveille le matin.
ñoo ngi ànd ak maître Ibrahima Niang di avocat bu monsieur Daouda Thioune bu njabootu dem ci yàlla fa Déthié Thioune ñuy waxtaanee litige foncier bi nga xam ne moom sa kunun ngalam si diggante njabootu dem ci yàlla Déthié Thioune ak ñenn si waa kunun maître ñoo ngi lay nuyu. ñu lay nuyu également bu baax. voilà ñu bëggoon nga wax ñu tuuti si dossier boobu nga xam ni mooy sa dossier client boobu di Daouda Thioune. voilà man maay avocat Daouda Thioune depuis plusieurs années yàgg na torop ñuy gérer dossier boobu terrain boobu nekk Kounoune terrain bu nekk 20 hectares boo xamante ni bàyyu Daouda Thioune moo ko moomoon tudd Déthié Thioune ñu fi jógee Daouda Thioune doon na ko ay mbokkam defal ko procuration muy gérer terrain bi nekk terrain bu yaatu mu ñëw fekk fa ñu fa installé ñu yéeg ak wàcc ñooñu pour le bloquer wala pour l'intimider dem fu nekk ña ngi fay wax di porter ay plainte fu nekk ñu fay dugg ba dossier ba demee tribunal juge bi daal ne comme lii la ku nekk taxaw xaar mais pour wan la ne de Daouda Thioune moo nekk ci dëgg administration bi mu ko yégee ndax pour wut jàmm nee na ko soo nangoo ñu proposer le beneen terrain lu tolloog li fi gars yi nekk nii mais loolu sotteegul pour l'instant li nga xamante ni moo sotti mooy terrain la fa des parcelle jox ko lu ko neex mu def ci terrain boobu ñooñu nekk foofu soo demee seen kër di nga gis kër bu dem ñu dafa benn croix wane ne yow mi da nga war a taxaw waratoo tabax waroo fay nekk sax mais dañuy continuer di ko def parce que administration bi biram doxinam dafa yeex ñu ci profité ci yeexaay boobu di tabax plainte ñuy déposé aussi contre Daouda Thioune dañ koy def pour intimider ko loolu mooy dëgg ji leneen amoo fi loolu la bëggoon wax ci affaire bërki démb amaloon nañu manifestation bu rëy ñoom askan wi ngir ñaawlu jàppee ni sax jaay doole dafa am si yëf yi lan nga leen di wax ñoom askan wi nga xam ne ñoo ngi déglu rajo bi. ñooñu demoon di manifester nekkuñu ci yoon dëgg rek laay wax nekkuñu ci yoon parce que moomuñu terrain bi suivant les lois yi am ci Sénégal gii nii tout Daouda Thioune la nekk ak ay mbokkam ñoom ñoo ko moom dafa nekk ay irrégulier lañu. dañuy profité di intimider rek pour ñu bàyyi ko ñoom mais buñ ko bàyyi ak ñoom tamit moomuñu ko. Déthié Thioune moo ko moom loolu mooy dëgg gi. aussi ñu ngi tribunal ñu ngi partout fu ñu demee gis ko mais xam nga li ma la wax rek administration dafa yeex te jàmm la bëggu donc bu ñu commencé dañuy wax teg leen lépp ci suuf mais ñooñu kenn du la ci gënal benn kayit bi wane ne moom terrain boobu. kenn kuy manifester mënul la woon titre de propriété régulier boo ci gisee kenn ne ko ana sa kayitu kër kenn mënu la ko ci woon. voilà. am na solo ñi nga xam ni ñoo ngi continuer di dëgër bopp di amal ay tabax lan nga leen di wax. ñooñu li ma la wax mooy damay ne ko fi ñu bàyyi. nañ ñu bàyyi tabax bi te rapproché wu ci Daouda Thioune bu nekk nit koo xamante ne aussi ku bëgg jàmm la amul benn problème dañuy rapproché ci Daouda Thioune dem ak ñoom tribunal impôt et domaine wala ñu defal leen papier loolu war mën na ko te nangu na ko sax du ko bañ parce que kenn mënul dëgër pir nit ñu bare noonu mais bu ñu demee sur le sens du droit strict ñooñu dañ leen di génne tôt ou tard ñuy tabax dañuy arrêté tabax bi te dañ koy tabax te gis nañu ba tey fi ñuy toj ay kër ñuy toj seen kër ñi gën ñu leen loolu laa leen di conseillé nañu bàyyi wala ñu dem ci Daouda Thioune rapproché de Daouda Thioune ñu wax ak ñoom ñu waxtaan benn solution amul benn problème. am na solo maître Ibrahima Niang ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax. maa lay remercier bu baax merci. jërëjëf ñu koy jaajëfal. Une émission qui vous réveille le matin. Joko Matin. ñoo ngi àndoon ak maître Ibrahima Niang di avocat bu Daouda Thioune bokk si njabootu dem si yàlla Déthié Thioune réaction ginnaaw kàddu ki nga xam ne mooy maître Ibrahima Niang di avocat bu Daouda Thioune mi nga xam ne moom ngeen joteel. waaw jërëjëf li may rebondir rek nee na amul kenn ku mën a génnee kayit pour wane ne kii lii mu ngi nii nekkuñu télé mais mu ngi nii kii délibération extrait de délibération numéro 7 communauté rurale de Sangalkam en date du 19 août 91 mu ngi nii article 1er il est attribué à Aliou Sall. Aliou Sall c'est le chef de village le défunt chef de village demeurant à Kounoune Ngalam une parcelle de terrain du domaine national d'une superficie de 5 hectares 3 ar à Kounoune Ngalam bii Ousseynou Diallo man ci ñi mujjee am délibération 1 hectare 77 ar etc. kii kan la le 21 décembre 2000 signé par Omar Gueye ministre de président communauté rurale
et le sous-préfet de Malick Sow. Kii Jamil Sall ah le 12 kii 2004 bii sax moom mag encore bu ñoom Déthié Thioune bii Djibril Sall bii encore 2004 bii Djibril Fall bii Abdoulaye Sall bii Mamadou Ba du xaaj du jeex li lan la li du arrêté ministériel portant lotissement administratif anamu non gars yi nañu bàyyi caaxaan au contraire ñoom ñoo amul dara sommation bi ñu ngi ko def seen papa Djibril Déthié Thioune lii lan la le 20 août anamu requête devant huissier maître Omar Cissé mu ngi nii pour lequel il est entré par quel moyen Djibril Déthié Thioune de son vivant a subtilisé frauduleusement le certificat administratif des véritables ayants droit qui sont la famille Fat Ndoye. Fat Ndoye ñoom ñooy héritiers yi Djibril Déthié Thioune c'est un ancien agent des impôts et domaines retraité. Il a subtilisé le certificat administratif des véritables ayants droit mu ngi nii certificat administratif baa ngi nii moo ko subtilisé parce que foofu la doon liggéey alors biñ ko jàppee la main dans le sac et li may wax waa Bargny ñu ngi may dégg bi muy dund moom moo nekkoon Laman Bargny Djibril Déthié Thioune moo doon jaay terrain yi biñ ko jàppee mu ngi nii et il a reconnu avoir fait faux et usage de faux bi ñu interpellé receveur des domaines mu ngi nii moom lan la wax qu'est-ce qu'il dit que c'est le certificat administratif c'est un document de l'autorité coloniale. C'est pas un document de la conservation foncière. Mais c'est un document qui était conservé à la conservation foncière. Donc, gis nga njublam bi commencé wul ci Daouda Thioune njublam bi xëy na loolu la doon mu ñun bañuñu ne qu'ils sont les héritiers de leur père. Mais faudrait-il que ñu donn li seen baay moom. État bi nag bu nelawee ba ñu defal leen sur du faux bu que neen état bi war na leen rembourser ay terrain kooku affaire état bi la mais état bi bu leen di fay na leen fayee foo xam ne c'est libre d'occupation. Et je pense que l'ancien receveur des domaines de Rufisque, Mahmoud Diallo, et le chef et le service de l'urbanisme de Rufisque, ils sont venus faire l'état des lieux. Ils ont convoqué Daouda Thioune et sa famille. Nous n'avons qu'à Kounoun Ngalam, vous ne pouvez pas avoir 20 hectares. Parce que c'est entièrement occupé. Maintenant, rapprochez-vous de nos services, nous allons faire. Et maintenant, c'est ça qui... Mais imaginez, yow yaa ngi naan 20 hectares nga moom te 20 hectares yi munoo ci génne 1 hectare ci loo xam ne tabaxu guñ ko ci village bi mais loolu yëfu caaxaan la ñoom ñoo nekkul ci dëgg ñoom ñoo amul dara. ñun nag dañuy interpeller autorités yi gën a kawe. mooy président de la république ñun xam nañ ne réew mi moom injustice warutu fee dox parce que li ko indi moom au pouvoir mooy injustice bi ñu érigé woon en règle. ñëpp xeex ko du c'est pas parce que ñi fi nekkoon liggéeyuñu de c'est parce que ñi fi nekkoon ñu ngi doon teg nit ñi injustice boobu nag defe naa président Macky Sall bu ko yëgee dina ko dakkal parce que du dëgg du yoon en tout cas ñun mënuñ ko fal pour combattre injustice boobu ñu koy dundalaat ñoom ak gouvernement ñu ciy teg gëmuñ ma ko sax parce que président de la république moom ci boppam moo jël décision ne titre précaire ak révocable ay permis d'occuper ay machin yooyu yëpp dama koy transformer en titre foncier et de manière et ça gratuitement loolu bu dee dañuy dimbali président ci loolu lañ ko war a fekk si pas di dem di def ay combine ay parce que man ni ma koy woowee c'est du brigandage. bërki démb si d'après ni ñu dégloo Ibrahima Niang waa Descos ñëw nañu marqué fa ay yenn si ay bërëb pour wane ni nañ ko occupé baaxul te it ña nga xam ne ñoo ko dëkkee dañ fa war a jóge si ni mu gën a gaawee dañ koy confirmer Descos ñëw nañ fa. Descos dañ fa ñëw le 10 janvier. te lu yéeme. bi ñu ñëwee ñooñu yee. badigeonné kër yëpp en rouge arrêt Descos. boo ñëwee arrêté da ngay motiver. alors c'est pas parce que Djibril Déthié Thioune dem ñëw na porter plainte. que rek dañu war a arrêter travail. décision de justice bi muy wax maître Niang. moom ci droit lay liggéey. ban décision de justice. la mën a tegal pour wane ne que justice nee na waa famille yi ñoo ko moom. CCOD bi ñu yor ça n'a aucune valeur juridique. certificat administratif bi encore moins. certificat d'hérédité bi. mais certificat d'hérédité bi ñun
sa jur sax bu la neexee nga defal ko certificat d'hérédité. xam nga ne xar bi moo jur bi moo jur bi. donc certificat d'hérédité lu muy tekki. mooy ñii ñoo war a doon diw. maintenant nag il faut que ñu doon alalam. te alal jooju ñuy wax. mu ngi nii seen waajur bi muy dund avant muy gaañu. mu ngi nii ñu ngi koy defal interpellation massive devant huissier moo ko reconnaître. moom la ñu waxal ak receveur de domaine mu ngi nii. ku ko bëgg mu ngi nii. lii la ñu présenté tribunal. ñu débouté leen. gis nga biñ leen di ne xoolal occupation illégale de terrain. dont autrui pouvait disposer en vertu d'une décision administrative. mais bi ñu demee la décision c'est quoi. c'est que ça y a une relaxe pure et simple. et la déclaration de la constitution de partie civile. parce que ni dans les débats ni rien il n'était incapable de le prouver. donc nañu bàyyi caaxaan yi. ñun de duñ ko nangu tey. duñ ko nangu ëllëg. am nañu doole nag lool ànd nañu état am nañu leen di ngemb. dem nañu tribunal amuñu gain de cause. léegi dañuy bëgg a ñëwaat jaar ci administrateur et ils ont profité d'une chose man am na loo xam ne dafa doy waar. Ils ont profité du changement au niveau de l'administration à Rufisque. Receveur dem receveur bu bees ñëw cadastre dem cadastre bu koy kenn ñëw ainsi de suite ñu ñëw tour leen lëndëm parce que c'est des gens extrêmement dangereux et extrêmement futés. mais nag ça ne passera pas. on va le dénoncer. et li ñu bëgg mooy dëkk bi ñi nga xam ne ñoo fa dëkk. yoroon seen i délibération yoo xam ne moo jiitu titre foncier bi. ñun dañuy sant yàlla ndegam état moo immatriculé terrain bi ci boppam te ñun ñëpp njabootu état bi lañ. donc état bi li may faral di wax nekkul fii di déshabiller Jean di habiller Paul. dafa war a habiller Jean habiller Paul. donc ñun lii la ñu wax. am na solo te Sénégal bi ñuy woote. jamono yëpp ñu ngi koy wax. le Sénégal de tous pour tous. Sénégal ñëpp bokk. ñëpp ci yem. donc ñun nag réalité boobu lañ bëgg mu am. ci gox bi. mu nekk Sénégal de tous pour tous. et non le Sénégal de tous pour seulement certains. Imam Abdoul Aziz Ndoye moo ngi si téléphone bi boobaak léegi di xaarandi Imam dañuy wax en général rek si li nga xamante ne mooy wàllu suuf bu xëccoo amee am na ku nekk si dëgg am na ku nekkul si dëgg alors ñu bëggoon xam sa réaction si ki nga xamante ni nekkul si dëgg ak dëgër bopp boo xamante ni moo ngi koy amee lu si diine wax Imam. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. xanaa di sant yàlla bu baax. déglu nañu ki nga xam ne yàlla dogal na mooy avocat benn parti am na as tuut ñu déglu ki doon wax itam am na lu ñu déglu ci tam waaye allahu huwa alxaqu walxaqu huwa allah yàlla di dëgg te dëgg di yàlla dëgg nag fu mu féete yàlla ko xam ñoom ci seen bopp képp koo xam ne jóg nga ngir def njuuj njaaj jël alal boo xam ne lewu la bu dee alalu dono la yàlla nee na képp ku lekk alalu jirim su ëllëgee jàppal ni dafa mel ni nga jël ay safara yu ñu taal ba mu boy nga jël xal yi di dugal sa biir ñu war a def beaucoup attention Sénégal xëccoo suuf si bari na te suuf bu njëkk dañu wax ne inna ardallaha waasi'a fa tuhaajiru fiha yàlla moom suuf sépp la waaye ba mu mënee suuf si dafa am ñoo xam ne ñoom la yàlla dimbali ci gox boo dem ñoo bay ñoo exploité ñoo defar bañ ne famille bii ñoo moom suuf sii àddunay dox ñu utloo leen ay këyit administration ñëw ñii am ay bail ñii am ay titre foncier ñii am ay délibération yooyu yëpp bu ci nekk étape la waaye ka moom ak kay xëccoo ku ci nekk xam nañu kan moom waaye ki gën a xam ki moom moo di yàlla mooy borom bët bi ne tekk ne jàkk gaa ji waaye itam ne tekk noppi day xaar ëllëg li ma bëgg dëgg lu mu sori kii ko amee xam na kii jógle bu ma utee këyit danaa ñoŋal neen ba fexe ba mu doon dëgg solal ko yére takkal ko ay lam takkal ko cax odd ko solal ko dàll ba ku ko gis ne li mooy dëgg am na fi dëgg waaw la koy wax de waaye wallahi alaysa allahu bi ahkamil haakimina yàlla nee na ndax da ngeen xamul ne maa gën a mën a xereñ ci atte ñu ne ko waaw yàlla nooy def ci atte
mu ne dama leen di affecté ñaari caméraman yoo xam ni kii Atid la tudd kii Rahib la tudd. Rahib moo lay féete ndeyjoor Atid féete la càmmoñ di ay malaak ku nekk yore la caméra ba ngay toog di wéet naan diw bu ñu defee tel pexe def tel pexe wala boog ka wéet ci bureau xotti kayitu jàmbur bi mu xottee kayit gi parce que administration ak bureau may na ko loolu mu accédé fa yàlla rek a xam de bu dee loolu am na kooku bi mu wéetee ci bureau yàlla nga fa baraake caméra mu ne nag li kulli insaan alzamnaahu ta'irahu fi unuhihi kuy dox di dem affecté naa la une caméra cachée kooku jóg jël matériel am dem ca terrain ba rëdd jël sax photo boo xam ne ci aérien la ci kaw lañ ko photo génne plan defar lépp def schéma di dox ndax léegi domaine ku dem ñu utal la droit réel xamal turu nit ki rek sooy dem ñu lay jox droit réel loolu dal na ku ne tey jii nga baal ma boo ñëwee Tëngéej am na tool bu ñu laa wax toolu maam Daawda Wan Tëngéej yëpp ku fi juddoo yaroo fi màgg fi xamoon na toolu maam Daawda Wan muy montagne Golo mais nit ñaa ngi ko dëkke kenn mënu la jox këyit te pourtant famille bi ko moom adduna bi yëpp am nañ leen Alaaji Daawda Wan a ko moom amul benn doomam wala sëgam li ko def ndax lan te administrativement amuñu këyit waaye nit ñi nañu bàyyi di fexe parce que am nañu bunt di lijjanti ay këyit yàlla nee na fa ngay lijjantee këyit fa ngay dessiné caméra topp na la fa ngay photo caméra topp na la fa ngay déewantee pour sos caméra topp na la waaw kooku ni ñu mucc ci moom te alal ji suuf si ñuy xëccoo ci suuf la ñuy duggaat war nañoo yee nag ku nekk loo moomul bafa te xam ne yàlla dina atte ëllëg yàlla nag nee na bu ëllëgee bu may atte wa wajadu maa amiloo xaadiran lu waay def bu ëllëgee dama koy def mu ne fang seede ba ñu leen doon filmer caméraman yi dañ koy def film bi sous forme de seede jox la ko roof ko ci weddi woo yàlla bi muy vidéo bi film bi daw mu doon sa seede yow ci kanamu yàlla te nag yàlla nee na bu ëllëgee ku sàcc oto di nga ko yanu dox ci sa kanamu njaboot ñu naan diwa ngi nii ku sàcc terrain lu terrain bi tollu hectare di nga ko yanu dinañ la ko yan nga wommatu ñëw ba ci kanamu yàlla ne diwa ngi nii te ñun suñu espérance de vie mu ngi toll ci 60 ba 70 ans li kulli shay'in sadfatun wa sadfatul ummati ma bayna 60 wa 70 toute chose a une espérance de vie celle de ma commune. ñuy jéggalu si dog-dog boobu indépendant de notre volonté Ousseynou déglu nga imam Abdoul Aziz Ndoye certainement da nga si ñuy defal commentaire de 30 secondes par rapport ak li nga xam ne moom la wax laataa ñuy tëj carrément li nga xam ne mooy émission bi nga xam ne waroon na jeex depuis 9h nous sommes à 9h08. jërëjëf ñu ngi rafetlu ci lim ñu wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne li mu wax ci diine la ko teg ci charia la ko teg te amul lenn lu ko gën a mën a kawe te li wër te wër li may lay wax ni li mu wax moo am nit ñi lii ñu def nii dañu ko solal mbubu waddal ko yëre defal ko nii ba ñu defee ne ñoom ñoo ko moom parce que dama jàpp ne ku génn àdduna te boobu titre foncier amagul kooku boo ko buggee donn kooku du moom ngay du donn moom kay yëfu jàmbur ngay jël bu doon titre foncier bu fi nekk boobu jamono seen way jot mu ngi dund ñu ki maintenant nag état mu ngi leen am fu mu leen yorel mais nangu na ne yorel na leen 20 hectares mais 20 hectares dafa mel ni ci misaal nga dem port nar a génnee fa ay bagages yoo xam ne fukki conteneur la nga bugg ko sëf ci benn vélo loolu yenuwul maana vélo fi nekk donc yow li nga soxla vélo attanu ko demal seeti foo xam ne ñi nga xam ne mën nañu la yenul say conteneur am na solo waxtaan wi jeexul waaye waxtu te wi àll baa ngi de suuf yaa ngi nii ci àll bi am na foo xam ne mën nañ fa am loolu wala lu ko jege nañ fa dem ngir yàlla bàyyi nit ñi may nit ñi jàmm
gis nga boo fa affaire coupe du bois la waaye ku noon ngalam affaire u terrain la donc lii te ñi fa nekk dañoo trimer liggéey ba à la traite ñëw di am ñaari néeg parce que ku amoon bu ñu amoon xaalis fii Almadies fa lay dëkk la ñuy dem di dëkk bu ñu ñëwee ba kunun c'est parce que dañoo jaaxle amuñu fu ñu dugal seen njaboot léegi nag état ñëpp la fi nekkal nee naa la nit jur na doomam wutalu ko kayit tàkk na soxna wutalu ko kayit te du tere doomam la du tere soxnam la ku am toolam nag am yëfam ñëpp xam ne ne moo ko moom boo ko jëlee parce que nee nga amul kayit te kayit bi yow yaa koy joxe te joxewo ko donc loolu defe naa ni ñuy defee audience foraine yi di régulariser nit ñi di leen wutal ay kayit judd noonu lañ ko war a def te dëkk bi buñ ci deful attention ñii njublang yi dinañu indi musiba. am na solo prétexte la woon pour waxtaanee wàllu foncier wàllu suuf li taxoon ñu dara leen ñoom mooy dañ doon amal assemblée générale dimanche bii ñu weesu foofu sa kunun ngalam ngir dénoncer li nga xam ne jàpp nañ ni jaay doole la ñu sekk ko ak njabootu dem si yàlla Déthié Thioune en l'occurrence ki nga xamante ni mooy Daouda Thioune dégg ngeen avocat wam di maître Ibrahima Niang noonu mu àddoo si li nga xamante ni mooy yëf yi ki ñu àndaloon si émission bi di Assane Diour moo fare woon si technique bi invité yi bokkoon na si maître Ibrahima Niang di avocat bu njabootuk Déthié Thioune ak ki nga xamante ni mooy Ousseynou Diallo moom dëkk foofu sa kunun ngalam imam Abdoul Aziz Ndoye déglu ngeen ko si téléphone bi moom it ak réaction bu am solo bi nga xam ni def na ko incha allah suba beneen émission si seen antenne Joko FM. Votre émission matinale Yor Yor change de couleur avec de nouvelles rubriques. Prise d'antenne à 8h. Pour débattre des thèmes qui intéressent les auditeurs. dinañ waxtaane wàllum wér-gu-yaram di santé, éducation di njàng mi, tàggat yaram, sport. Yor Yor, soyez au rendez-vous dès le chant du coq avec DJ Dou.